am mbégte beneen yoon dalal suñu honorable député maire Moustapha Mbengue maire de Kër Massar ci suñu émission vision politique donc monsieur le maire ñi ngi lay nuyu. mbokk Sénégal man la député maire Moustapha Mbengue commune bu Kër Massar maa ñëw tey di waxtaan ak yéen di leen sensibiliser ci mbas mi nga xam ne tey moom moo am ci réew mi ñu tuddee ko coronavirus. merci monsieur le maire donc tey ñi ngi gis ne Kër Massar chaque fois ñu ngi koy wax ne Chine populaire la corona bi dugg fii noonu leen ko dundee. nañ ko dundee rek mooy comme xam naa ne niñ ko waxee rek Chine populaire la Chine populaire nag xam nga bu dee feebar buy wàllaate am na buñ ne feebar bi dugg na fi ñëpp dañuy tiit mais nag yàlla def na fekk ñun Kër Massar organisé wu nañu parce que coronavirus bu ñu fàtte ne le 2 mars la dugg fii ci Sénégal le 2 mars bi fi coronavirus ñëwee président de la République woote na waxtaan ak population bi waxtaan ak sénégalais yi le 14 mars ñun tamit dégg nañu appel bi le 14 mars bi mu passé ñun woo nañ les différentes couches de la population le 16 mars à savoir parce que comme président day tere rassemblement mënuñu dajale ndax Kër Massar comme ni nga ko waxee dafa rëy mënuñu jël 133 délégués de quartier di leen woo ci ab salle mais woo nañ le président des délégués de quartier woo le président des imams woo le commandant de brigade woo le district chef de district sanitaire woo les OCB woo les bàjjenu gox ki nga xam ne moo leen jiite woo tamit les 2 présidents de zone comme ñoo jiite les 26 ASC comme on a 2 zones maanaam woo artisans yi transporteurs yi commerçants yi ñëpp ñu toog teg benn comité de crise ñu informer nit ñi sensibiliser leen ci li nga xam ne tey mooy coronavirus nan lay jàppee nit nan lay wàllaatee nan la ñu mën a fexee ba mucc si yooyu yëpp ñu waxtaan si ak ñoom kenn ku nekk nag ñu sas la ne la boo demee ci say couche yooyu nga joxe sensibilisation boobu ñooñu tamit def sensibilisation loolu bi ñu ko defee le 16 toog nañu maanaam ba le 3 avril ñu doog a am cas xëy na bi ñu amee cas nekk na tolle ci médias yi partout Kër Massar mel ni corona mi ngi doog a dugg Sénégal wala ñun ñoo ëpp ay cas ma xamal la ne cas yi ñu am 5 cas rek la avant ñuy am cas am na commune yoo ne romb nañ sax 5 cas avant ñuy toog 1 mois doog a am na ñoo xam ne même pas 1 mois am nañu kon ñun mën naa ne ñoo mujjee am mën naa ne tamit ba tey si ñu gën a néewle cas ci lañ bokk mais xam nga Kër Massar comme ni nga ko waxee rek dafa nekk carrefour boo xam ne ñi fiy ñëw di fi daan doole dafa bëri surtout mu amoon ay dajaloo yu bëri si côté station bi ñëpp foofu lañ doon gën a tiit mais tey jii bi corona bi amee jël nañ ay mesures drastiques yoo xam ne tax na tey jii dispersé nañ nit ñi kenn dut fa taxaw parce que carrefour boobu moo daan gën a indi problème ndax ñuy jógee Tivaouane Peulh ñuy jógee Jaxaay ñuy jógee Lac Rose ñuy jógee Malika ñuy jógee Tivaouane Peulh ñëpp foofu la ñuy ñëw di fa daje donc Kër Massar dafa mel ni benn intermédiaire la nekk entre Dakar ak Niayes maanaam ñuy jóge ci Niayes bi Kër Massar la ñuy ñëw buñ jógee Kër Massar bu ñu wàccee Kër Massar la ñuy wutee oto encore dem Dakar moo tax Kër Massar bëri commerce ba pare bëri transport moo tax ñu bëri nag di jóge feneen ak feneen di fi ñëw di fi jaay si parce que fu bëri nit rek bëri ay nit rek bëri transport ba dox rek commerce bi day dox donc loolu moo taxoon coow li bëri mais en tout cas de toute façon ñun on a géré en amont teg suñ comité de crise ba pare génnee des moyens aussi parce que c'est important li njëkk a def mooy la mairie dafa génne 10 millions jënd ay médicaments poste de santé bi district de santé bi case de santé yi boo xoolee am nañ 6 postes de santé 3 cases de santé ak district bi moo géré ba Yëmbal léegi la Yëmbal am district génn mais moo géré Malika géré Kër Massar donc district boobu ak case de santé ak poste yëpp jox nañ leen matériel bi ñu xamee tamit ne feebar bi li koy faj mooy nit ñi li koy moytu tax ñu moytu ko mooy ñuy raxasu chaque 30 minutes bu ñuy ñuy tichooli ci mouchoir dugal ci mbalit ñu am distanciation sociale ñuy sorente 1 mètre ak lu topp et ñuy jël ay gel alcoolisé yooyu yëpp muy produit yi nga xam ne ay détergent lañ ko mën tuddee
si la ñu commandé 7 millions détergents ravitaillé waat ko suñu structure de santé yi mais bii pas ñu yaatal ko ñu seet structure yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje ñu dem yóbbul leen ko wut tamit ay lave-mains en plastique yu mag yu am ay robinet pour nit ñi di mën a am ndox bu ñu raxasoo ñu jox leen ko donc mën naa wax ne daal mesures yooyu jël nañ ko ci feebar bi mais nag Kër Massar biir Sénégal la bokk mënuñu tamit ne loolu dinañu tere duñu am cas mais daal loolu gis nañ ne apporté na ay fruits parce que tey bokk nañ ci ñi gën a néew cas bokk nañ ci ñu mujjee am cas. mais gis nañ ne aussi balaa ngeen jël mesures yi dafa fekk ne corona bi dugg si ne fi ba pare ndax avant rassemblement yi da doon bëri comme ni nga ko waxee sànq ci Carrefour bi nit ñi chaque fois da nga leen di gis te dañ ko doon tere donc je pense que après corona bi mu fi duggee ci ngeen jël mesures yooyu. waaw c'est que mesures yi jël nañ ko bu yàgg parce que ñun yàgg nañ déguerpir croisement bi yàgg nañ bind ay arrêté jox commandant bi yooyu yëpp yàgg nañ ko def mais xam nga bii paam dafa bokkul bii paam mesures yi bi ñu ko jëlee dañu am accompagnement gendarmerie ay forces de l'ordre ñoo mën a dégager 100 000 personnes xam nga rond point bi saa yu daan bëri nit lépp dañ koy taxé mairie bi te xamuñu ne mairie bi xam nga lu maire man bind arrêté jox commandant mu exécuté mais maire bu bindee arrêté joxe foofu la yem agent mairie yi duñu ay gendarme duñu ay policier ay civil lañ te xam nga civil mënul dindi moroomu civil am surtout sax buñ la ëppee looloo waroon rond point bi mel ni mu war a mel mais tey appel boobu ñu daan woo tey bi corona amee état déployer les moyens d'accompagnement pour accompagner la mairie tey dara amatu fa te ab accompagnement bi bu continuer toujours croisement bi nii lay mel mais bu accompagnement bi continuer wul man en tant que maire mënu ma la garantir ne li fa amoon du fa ñëwaat parce que du ñun ñoo war a def liggéey boobu ñun li ñu war a def mooy def suñu arrêté joxe service d'ordre ñoom ñoo mën a dégager ñu dégager mais bu ñu dégager wul suñu agent yi ay civil lañ man tëj nañ fi sama ñetti agent yoo xam ne xeex rek parce que li ñuy wax ci croisement bi nit ñi niñ fay bëree naqari leen léeg dañuy pousse ba xeex parce que dañu xeex boo xeexee dóor nit gaañ ko mu dem wut médical ñu tëj la parce que l'agent amul droit dóore am agent la du policier warul jàppaate dafa war a pousse nit ki mu jóge fa loolu la mën mais nag su aller plus loin gendarme moo mën a ñëw wala policier ñëw pousse nit ki wala jàpp nit ki mais pas agent mënul loolu kon donc da ngay xam ne accompagnement bi ñuy wax ci mairie yi maanaam mairie yi ni ñu amee woon ay police municipale ñu leen daan accompagner léegi police municipale amatul ñu yor ay agent kese loolu tamit day freiner liggéey bu bëri ci mairie yi ndax mairie yi il faut force de l'ordre di leen accompagner pour ñu mën def yenn yi. Merci monsieur le maire donc ñu ngi gis ne aussi président de la république mi ngi wane ndimbalam denrées yi ñu ngi koy gis de première nécessité bon damay laaj ndax yow jot ngaa dimbali population de Kër Massar avant léeg-léeg di ñëw. ah bien sûr ñun kay déggool mu la wax joxe nañu déjà médicament joxe nañu ay produits détergents ñi ngi joxe tamit aussi ay denrées alimentaires actuellement tey boo xoolee li ñu fi yor ci ay daara li ñu fi yor ci ay néew ji doole yu bëri ay nécessités yu ñëw fii ci mairie bi ñu ngi leen di jàppale li ñuy joxe gum actuellement si ceeb ak suukar ak diwlin ëpp na 10 tonnes fi mu toll nii ba léegi ñu ngi joxe boo wàccee boo demee visiter magasin bi ci suuf salle bu mag bi di nga fa fekk la fa des te ba léegi ñu ngi joxe léegi rek am na ñu ma jokkool téléphone bu ñu paree émission bi dama leen war a jox ñu dem donc ñun ñi ngi dimbale te xaaruñu état bi mais li ñuy joxe nit ñi xam nañ ne lii ñuy joxe ni nekkul loo xam ne parce que tey ci budget bi par exemple fonds de dotation lañ fa voté woon xam nga tey mairie yi dañoo peine pour def conseil municipal dañ tere rassemblement coronavirus bi muy ñëw fekk na maire yi voté nañ seen budget ba pare ba def seen prévision planifiée ba pare mais tey jii coronavirus ñëw na tey soo bëggee tey am loo taxawoo ci commune bi ci xaalisu commune bi pour xeex coronavirus xaalis boobu prévoir ko woon sa budget tey loo prévoirul da nga war a dem tey woo conseil municipal bi pour nga def nga def ay virement de crédit mais loolu mënuñu ko lu tax mënuñu ko parce que dañu tere rassemblement mais teewul ñun li nga xam ne fonds de dotation la voté woon nañ ko nga xam ne pour jënd ay médicaments jàppale district yi loolu lañ def mais actuellement lépp loo gis ñu defaat ñun dañ ko def ci suñu xaalisu bopp
jox ko askan bi parce que ñëpp dégg nañ ci télé ak ci rajo ne ceeb yi ñuy joxe maanaam vivre yi ñuy joxe état bi moo koy joxe mais militaires yi ñoom ñoo koy séddale te dañ koy tànn kon ñun li ñuy joxe nii question boobu lay répondre mooy wan boo gisee kon ñuy joxe ay ceeb di joxe ay diwlin di joxe ay suukar kon xamal ne ñun joxeeguñu xaalisu état waaw te joxewuñu tamit loolu ci xaalisu commune bi waaw ndax li ñu joxe ci xaalisu commune bi c'est les détergents ak les médicaments mais tey lépp lu ñuy joxe si ceeb ak diwlin man maa koy joxe wala nekk loo xam ne lu ñu jox ndax mairie de la ville jox nañu fi ceeb ak diwlin ak suukar loolu ñu ngi koy joxe mais ñun tamit li nga xam ne indi nañ ko ñun suñu apport personnel ak suñuy xamee suñuy nit di ñu ko jàppale moom la ñuy joxe nii actuellement li état ñu indi ñëwagul. donc yan dispositif ngeen am yan disposition ngeen di jël ci denrée yooyu nga xamante ni état moo koy joxe pour ngeen koy séddale ci biir commune bi. waaw disposition yooyu état jël na ko parce que état wax na ne léegi commune bu ne da ngay créer benn conseil communal de ciblage dirigé par le maire ak yeneen autorités yi fa ne bu dee am na au conseil économique social wala au conseil des collectivités territoriales ñun fii au conseil des collectivités territoriales lañ am kooku day ñëw bokk ci biir ak le maire ak les relais communautaires ak bon l'abbé bi wala curé bi wala bokk imam bi ñoom ñooñu ñooy constituer tey ak responsable jeune bi ñoom ñooy constituer tey li nga xam ne mooy comité communal mais dañu ne nañu def comme sous comité de ciblage boobu dans les quartiers boobu moo am solo ndax boobooy tànn boobu c'est la délégué de quartier moo koy jiite délégué de quartier moo cay nekk day am tamit le responsable jeune am responsable femme am bàjjanu gox bi nekk ci koñ ba am directeur d'école bi nekk ci koñ ba et cetera OCB bi relais communautaire ba imam ba curé ba donc ñooñu ñoo koy composé te ñoom ñëpp ci koñ ba lañ dëkk léegi ñooñu nag ñooy ciblé ñi nga xam ne ñoo impacté ci Covid 19 bi ñoom ñu tànn leen xam nga loolu kon déjà ñun comité de ciblage communal bi ñun la ñuy toog ci kaw dañuy veiller rek xool est-ce que délégué de quartier bi respecté na sous comité de ciblage su ko respecté si comité boobu lu mu tànn indil ñu dañ naan lii baax na parce que ñooñu complot mënu fa am ndax complot fi mën a am tey mooy fi nga xam ne leer na la ne yow tey jii kenn nit moo fa nekkoon di tànn mais bu imam toogee délégué toog ñooñu ñëpp mën a limal toog xam nga kon tànn ba force mu jaar yoon léegi nag xëy na nag bu dee ne li nga yor doyul comme ñun xam nga Kër Massar plus de 500 000 âmes liñ ñu jox 14 130 lañ ñu jox ménage kon 14 000 ak 600 000 différence bi rëy na donc loolu mooy indi problème nag ci quartier yi bu ñuy séddoo ñi war a am ñëpp yellool ko duñu am loolu nag dina indi coow nga bañ a d'accord ci tànn bi mais gëm naa ne tànn bi moom day jaar yoon parce que ñooñu mënuñu toog tànn te du jaar yoon léegi nag ñooñu suñ tànnee ñooy indil comité communal de ciblage bi jox ñu ko suñ ñu ko joxee ñun loolu la ñuy jël en tant que comité communal de ciblage daal defar liste bi bind ko comité de ciblage bi signé ko jox ko le sous-préfet léegi nag loolu la état bi liste boobu lay jox militaires yi militaires yi nag liste boobu la ñuy yor bu ñëwee ci quartier bi kenn ku nekk ñu jox la sa kit lay doon maanaam kit bi dafay am 100 kilos ceeb am 10 kilos suukar am 10 litres d'huile am 18 savon maanaam benn caisse savon bi def 18 am 10 kilos pâte loolu la ñuy jox par ménage donc noonu la séddale bi di demee quoi. ok honorable donc dañuy accentuer aussi ci nit ñi après corona bi yan mesures lañ war a jël pour empêcher encore naka laa koy mën a tuddee lu amoon di amaat faut pas que maanaam tey jii ñu ngi ci corona bi rek ku nekk jël ay mesures district pour mu bañ ko dal donc après ça est-ce que dinañ mën a jëlaat yeneen mesures yoo xamante ni pour loolu bañ fii ñëwati. xam nga loolu boo xoolee kenn ku nekk tey war na si jàngat et le président de la république lui-même tey bu corona jeexee maanaam évaluation war na am kenn ku nekk war na xool yan mesure la ñu jëloon mesure yooyu ban impact bu positif la ñu jural est-ce que solutionnel nañu benn problème bu ñu bëggoon solutionner sax te mënuñu ko woon
far corona bi ñëw mesures yi tax loolu ñu solutionné ko léegi nag est-ce que loolu nan lañ mën a def ba maintenir ko par exemple man su ma jëlee sama exemple croisement Kër Massar wax naa la ne la maintes fois def naa déguerpissement maintes fois yuuxu naa ci télé bi def plaidoyer ne état lii mënuma ci dara yaa ma ci mën a jàppale Kër Massar 25 kilomètres carrés la plus de 500 000 habitants la 13 éléments de gendarmerie laa am ñii bu ñu nekkee ci biir brigade ba di liggéey ci dossier administratif yi ñii nekk ci enquête yi ñii nekk ci tali bi ñii di yóbbu déferment man su ma soxlaa man mairie pour bëgg a liggéey pour ne kaay leen puusal ma ñii sax mënuñu ko surtout foo xam ne nag Carrefour la lu 100 000 personnes di fa daje mais tey jii bi état indee les moyens indee contingent def teg dispositif ne kenn bu oto du fi stop ndax rond point la kenn du fa yebe nit sax du fa taxaw da ngay romb jàll kenn du fa benn commerce ubbiwu fa tey jii gis na benn ambulant taxul foofu di jaay maquette marché noir ba fa nekkoon portable kenn xamul jaxasoo ñuy agressé ko téléphone jaabur yi tey loolu yëpp amatul bi ngi féex ba pare rafet population bi yëpp kontaan loolu nag tey état war na xam ne lii mooy garab bi lii ma def nii kat moom mooy solution am naa ko léegi nag su jàllee état moo war a mën a maintenir loolu pour que loolu mën a continuer ndax lii kat ñëw na nekk lu positif population bi apprécier nañ ko beneen am na beneen affaire dégg naa benn ku am tur moo ko doon wax ci dëkk bi mu ne Macky Sall am nga son excellence le président Macky Sall am nga solution parce que reykatu nit yeeg bandi yeeg agressé yi bëri woon na fi waaye tey jii bi nga génnee armée bi tey couvre-feu am gis nañ ne tey couvre-feu bi réglé na ay problèmes yooyu yëpp daan am ci guddi gi mais tey même bu corona jeexee couvre-feu war na continuer waaye xëy na heure bi la ñuy pousse heure yu gën a guddi waaye couvre-feu am na lu mën a faj kon donc bu corona jàllee yaakaar naa ne lépp li nga xam ne positif na war nañ ko mën a continuer mais am na ci matuwaay yoo xam ne jël nañ ko yoo xam ne yooyu xëy na mënul kon ne parce que comme tey par exemple ñun Kër Massar bi ñu déggee cas communautaire dañu génne benn kii ne un Massarois un masque tey Kër Massar boo génnee koo gis mu takk masque xam nga parce que xam nañ ne masque bi boo ko takkee soo amee corona bi doo ko jox kii bu takkul masque di wax ak yow du la ko jox ndax yow tu es déjà protégé kon xam nañ ne masque bi baax na ci transmission communautaire bi nga xam ne moo commencé mën na ci régler problème yu bëree bëri loolu tax ñu lancé ko kon donc loolu mën na dañ mais xam nga sénégalais suñu aada joxante loxo dañ ko tàmm loolu pour nga dindi ko fi dafay jafe bu ñu ne corona jeex na ba matu suba nga gis nit ñi commencé waat di joxante loxo mais daal am na ci yoo xam ne mën na ñëwaat mais am na ci yoo xam ne moom ay mesures yoo xam ne yooyu moom dafa war a continuer waaw. donc mën nañ xam aussi ban impact la Covid 19 bi am ci économie mairie bi maanaam ci budget bi en fait. voilà foofu dinaa ko yaatal ba mu leer pour que nit ñi mën a comprendre bu baax a baax waxoon naa ko sax mais bi pa dama koy gën a tas tax dama ko wax rek comme ku xam te nit ñi am na koy jàkkaarloo yoo xamul léegi il faut nga faram fàcce ko pour mu leer si ni ma ko mën a faram fàccee mooy xam nga maire yëpp tey voté woon nañ seen budget normal comme niñ ko daan defee avant le 31 décembre mais bi ñuy voté budget préparé wuñu woon xaalis ne lii dañ ko préparé pour coronavirus ndax xamuñu ne coronavirus day am léegi nag mais préparé woon nañ ay rubrique yoo xam ne tey rubrique yooyu mën nañ gis ne rubrique yooyu tey à cause de coronavirus amatul njëriñ ci budget bi par exemple mën naa ci joxe benn exemple man daaw yóbbu naa 10 personnes Makka ça m'a coûté 50 millions 50 millions bi ma voté woon sama budget pour Makka coronavirus tax na Makka amul julli jàkk sa amul wax ma la Makka su ma defee virement de crédit mën naa jël 50 millions boobu dugal ko tey ci rubrique bi nga xam ne dafay faire face dama koy xeexee coronavirus ci biir commune bi am na yeneen pàcc yu mel ni moom yoo xam ne yooyu yëpp voté woon naa ci ay montant dama koy jël su ma ko jëlee dugal ko ci pour ma mën a jàkkaarloo ak coronavirus loolu nag su ma ko bëggee def il faut que ma woote réunion conseil municipal mais comme état moo tere dajaloo bu ñu dajaloo par exemple une commune comme Kër Massar man ma am 76 conseils municipal te état tere dajaloo du ma mën a voter sama conseil municipal léegi nag président dafa nañ ko ay mesures exceptionnelles gis nga assemblée nationale réunion wuñu
jox ko ne ko defuñu assemblée boo xam ne député yëpp a ñëw ñu def plénière jox ko pouvoir bi pour mu gérer am na nuñ ko defee ba jox ko tey mu gérer te député yëpp daje wuñ ndax coronavirus bee tax mesure exceptionnelle la ñu nit yan mesure exceptionnelle lañ war a defar mairie yi tey ba nga xam ne mairie yi tey dinañ mën a woo seen conseil municipal même boo woowul ñëpp nga woo nombre bu réduire pour nga génnee xaalis pour mën a taxawu sa askan. loolu am na tey ay wax yu bëri ci am ndax léeg-léeg ñu ne la maire diw génnee na 100 millions def ko yow lu tax génne woo 100 millions maire diw na mu def ba génnee 100 millions xëy na moom moo ko xam est-ce que jaar na ci yoon bi mu war a jaar est-ce que tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon loolu kenn xamu ko parce que dafa génnee 100 millions kenn xamu fu mu jaar. beneen bi ci des mooy le trésor public tey par exemple même bu ñu la wotel bu ma woowoon conseil municipal bi tey ne Kër Massar 200 millions moo baax pour jàkkaarloo Covid 19 ñu def ay virement de crédit conseil yi votel ma ko jox ma ko mais actuellement là où nous sommes yéen xam ngeen ne janvier février mars la fi Covid 19 dugg avril fan la ñuy jëlee xaalis tey boo xam ne yóbbu nañ ko trésor bu mat loolu kon mën naa ne population bi danaa génne 200 millions pour jàkkaarloo Covid 19 mais mën na am 200 millions. du ma ko am su ma demee trésor tamit duñ ma ko jox ndax budget prévision la ngay liggéey denc ko foofu loolu ngay jëlaat léegi tey kenn jaayul marché yaa ngi tëj magasin yi et cetera liggéey yi dara doxul xaalis amul fan ngay jëlee 200 millions kon donc y a des problèmes yi nga xam ne tey am na ci biir mbir mi mais ñun dama ne de toute façon kenn du ñu wax doo leen jàmbaar parce que dans le budget suñu fonds de dotation bi ñu jot nga xam ne jotoon nañ ko si ni mbir yi di doxee normal loolu nga xam ne war nañ ko mën a exécuter jarul woote jarul dara parce que maire mooy exécuter budget bi ñu voté loolu génnee nañ 10 millions jënd ay médicaments joxe génnee 7 millions jënd ay médicaments joxe léegi li ci des mooy maire en personne ak ñi nga xam ne xëy na peut-être ay bonne volonté lañ xam nañ maire yërëm nañ ko ñëw di ko jàppale ci combat bi ñooñu la ñu joxe ak man la ma joxe loolu dama ne la boo ko doon xayma tey bu dee ceeb ëpp na 10 tonnes ceeb ak 10 tonnes suukar ak diwlin joxeegum nañ ko te ba léegi ñi ngi joxe ndax ba léegi donateurs yi ñi nga xam ne tey samay nit lañ ñi ngi may jàppale ci xeex bi di ma jox maa ngi jox population bi ndax population bi li état wax ne moom la ñu war a dimbalee tey population mënuñu xaar loolu ki xiif war a lekk munoo ko wax ne ko xaaral gannaawaati suba donc ñooñu fan lañ jëm ci maire yi rek lañ jëm parce que fi lañ am yaakaar kon nous sommes obligés ñun li ñu am ñu génnee ko def ko mais lu ñu amul tamit ñu seet suñuy nit yoo xam ne leer nañu ñii suñuy nit lañ ñu wax leen nañ ñu jàppale ñooñu jàppale ñu mën a jël ko jox askan bi parce que ñun la ñuy génne la ñuy jàppale yëpp loolu ci askan ba la jëm askan bi lañ koy jox waaw. merci monsieur le maire vraiment comme li nga wax sànq rek kenn du ne doo leen ay jàmbaar ndax lii day wane ne rek bëgg nga sa population li nga fi wax ci ngeen débloqué ci wàllum médicament ci wàllum port de masque vraiment loolu lu rëy la kenn waru ko xeeb. te même masque yi aussi foofu mën naa ci ñëw tuuti xam nga masque yi boo xoolee Europe da ngay dégg ne am nañ problème masque fii dama ciy profité pour sant les artisans de la commune de Kër Massar. les artistes aussi de la commune de Kër Massar barki démb def nañu benn sensibilisation jël oto def ci sono nekk ñetti nit kese pour bañ mu am ay kii di wax les mesures d'hygiène yi nit ñi war a jël pour feebar bi bañ leen dal loolu mu nekk acte bu rafet parce que ñoom seen baat lañ am xëy na pour participer ci combat bi ñëw nañ def ko ma jox leen oto jox leen carburant jox leen sonorisation ñu dem defi ko suba samedi dañ koy defaat encore muy 2 jours te am na solo artisan wu Kër Massar yi dajaloo ñoom tailleur yi ñëw ay masque ñëw andil ma ko fii ne dañu dégg nga lancé un Massar waa un masque lii ñoo la ko jàppale ma génneewaat xaalis ne leen doo leen demee noonu ndax yéen liggéeyatoo leen amoo leen dara jël leen lii ngeen demaat ñëwaat ay masque comme da ngeen di maye mais mën ngeen maye seen doole mais dem leen ngeen ñëwaat ay masque ngeen indi comme ça bu ko defee ñun ñu joxe tey boo calculer li ñu joxe gum say masque Kër Massar mën na 2000 waaw
tey jii yaakaar naa ne lu mat 300 encore mi ngi fi waat te suba am na lu ñu war a indilaat encore donc ñun dinañ def tous les moyens pour jàppale parce que main d'œuvre locale bi la main d'œuvre locale bi suñu jàppee ci xeex bi ñun waruñu am problème masque parce que coronavirus bi kenn ku ne mën nga ko xeexee ak say réalité tubaab yi am nañ problème masque ñun waruñu am problème masque am nañ ay tailleur te suñu leen jàppale si combat bi tailleur yi ñawal ñu dañ ciy génn donc loolu il faut que ñu wax ko sant nag ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ciy jàpp parce que ñooñu délégué yi ñi ngi toujours sama wet imam yi la même chose sëriñ daara yi ñoom Ibrahima Njigéen vraiment couche population bi yëpp bu Kër Massar gis naa ne ñi ngi takku ànd ak man ci combat bi te loolu mooy tax ñu gagné ko dañu war a booloo xam ne combat bi du combat wu politique du combat wu dara lii mbas bu dugg ci réew la boo xam ne mbas bi xamul président de la république xamul député xamul maire xamul baadoolo xamul taalibe ñëpp lay jàpp kon ñu jàppalante nekk benn fexe xeex mbas bi ba jële ko fi parce que am na ay effet négatif yu bëri mën na daaneel sax réew su yàggee gars yi naan daaneel mbas bi man leen daaneel mbas bi bu gaaw man maa ko ci yokk bu gaaw gars yi daaneel mbas mi daan mbas mi man leen daan mbas mi bu gaaw boobu dañ ko ci dolli parce que su yàggee imaginer lu mën a créer xoolal pays yi def confinement tëju ñaari weer ñun ñii nga gis am na ko ne bu xëyee day daani dooleem pour am dépense suba kooku boo ko tëjee ñaari weer amul lu mu lekk fu mu jëm est-ce que ñun mën nañ confiner wu ak transmission communautaire ni mu mel ni mu garaawee donc yooyu yëpp dañ ci war a jóg. monsieur le maire honorable député comme li ma wax sànq rek xam naa ni sa jàmbaar kenn du ko naatable ci fii ci Kër Massar ak département Pikine ndax xam nañ la bu baax donc dañ lay laaj sa dernier mot nan ngay wax à la population de Kër Massar gën leen a ñaax ñu gën a moytu gën a dimbali suñu bopp waaw. commune bi voté guñ fi dërëm boo xam ne tey mën nañ ko dugal ci Covid 19 bi lañ fi exécuté gum mooy la nga xam ne voté woon nañ ko ma war ko exécuté loolu lañ fi exécuté gum kon tey ceeb ak diwlin bii ñuy gis may joxe ci dëkk bi nit ñi di wax ku bëgg defal comme man demal wut sa ceeb ak sa diwlin nga joxe man joxewuma xaalisu mairie bi joxewuma xaalisu état bi ndax xaalisu état bi xam nañ la muy jënd fa muy jaar mairie bi tamit lam voté gis nañu lan la def nañ ko ndax da am na ñuy wax ne maire dafa jël gestion wu Covid 19 bi di ko def gestion personnelle balaa ma ko doon mën a def gestion personnelle mu fekk ñu yore xaalisu mairie ba pare man dong may gérer di def lu ma neex mais heureusement xaalisu mairie nekku fi xaalisu état newu fi comme dara nekku fi kon damay def samay débrouiller di dimbale askan bi keneen ku fi nekk tamit defal comme man débrouiller dimbale askan bi waaw loolu daal suñ ko defee li ci des askan bi ñoom seen wàllu bopp nañu respecter mesure d'hygiène yi nañu bàyyi nuyoo nañu bàyyi dajaloo bi nañu sorente nañuy raxasu chaque 20 minutes wala nañuy utiliser gel alcoolisé masque yi tey moom transmission communautaire dugg na képp ku génn sa kër takkal sa masque te xam naa ne état bi réunion laa jógee ministère de la santé avec les maires de Dakar pour ñu waxtaan ci transmission communautaire bi te je sais que fii ak peu de temps dina am lu génn loo xam ne dina def port de masque obligatoire parce que transmission communautaire bee wax moo ko def kon nag kon na si ñëpp jàpp rek pour que mesures yooyu yëpp ñu mën ko def ñu engagé wu ñaax tamit suñu mbokk jigéen ñi ndax boo xoolee corona bi ñi ko am jigéen ñoo ci ëpp te boo xoolee jeunes yi ngay gën a tiit ne jeunes yi ñooy ñi gën a mobile di dox da ngay tiit ne ñii boo moytul ñooy ëpp lu corona mais tey bu ñu defee statistique yu Sénégal ndax ministère de la santé laa jógee jigéen ñi ñoo ëpp pourquoi jigéen ñi ñoo ëpp loolu war nañ ko xalaat xool suñu yaay yi nag ay jàmbaar lañ surtout bu dee banlieue bi ñoom ñooy dem di liggéey di xëy di wàcc ñoom ñoo dul toog duñ toog ku dul toog nag mën naa am nga ramasser jàngoro bi waaw mais loolu daal nañ gën a ñaaxaat nit ñi jigéen ñi nañ bàyyi natt yi nañ bàyyi xew yi nañ bàyyi yenn dajaloo yu bëri yi yëpp jël seeni matuwaay daal di sorente di yooyu yëpp buñ ko defee yaakaar naa yàlla mën nañu dimbale message boobu daal mooy message bi may lancé. monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup.